man soxna may bintu xadimal Mustafa may bëgg bind la ma Cheikhu Mustafa man soxna may bintu xadimal Mustafa may bëgg bind la ma Cheikhu Mustafa dénkoon ci ab taal bi ngir saahir saa manees na ko rey baatinam ba gor saa xam naa ni aw ma solo man ci saahir waaye samay mbir yaa ko yor yaa taahir saa yoo xamee ni maa ngi jëm ci xaadim di ko siyaare ba sujjoon ni xaadim. Professeur, 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 bienvenue, professeur, 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 bienvenue, professeur, 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 bienvenue, professeur, 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 bienvenue, professeur. Et enfin ici, nous avons des œuvres d'art créées par les élèves avec des perles. Merci d'avoir visité notre exposition. Et là-bas, dernière, nous avons des œuvres d'art créées par les élèves avec de la peinture, avec différentes formes, etc. Merci. Bienvenue, professeur. Professeur, professeur. Bienvenue, professeur. Professeur, professeur. Bienvenue, professeur. Professeur, professeur. Bienvenue, professeur. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Soyez la bienvenue pour le recteur de l'université. Ndiaye, qui s'il est là, devra aussi prononcer un discours. À sa suite, nous aurons le discours de la présidente de l'association des parents d'élèves. Ensuite, c'est madame la directrice de Cœur Badiane May qui va prononcer son discours avant qu'on ne fasse la biographie du professeur Lamine Gueye, qui va ensuite prendre la parole et nous allons clôturer la cérémonie avec le discours de l'IEF ou de l'IA, suivi de celui du préfet ou du sous-préfet. Alors, pour terminer en beauté, on procédera à la remise de prix et de récompenses aux différentes entités de l'école. Alors, je suis accompagné de ma co-animatrice Ndeye Astou Cissé, élève de la 6e scolaire, Inch'Allah. Alors, sans plus tarder, nous allons appeler Mohamed Ali Ndiaye, Mohamed Ali Gueye, qui va réciter le Coran pour ouvrir la cérémonie. Mohamed, vous avez la parole. Billahi minash shaitanir rajim. Ya تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل
والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العلي العظيم fuñ ko jànge rek ñu ko aaya bi waxe wa iza tuliyat ayatuhum zaadathum imanan fu ñu jànge aaya alquran bu dee am nga ak ragal yàlla dara da nga am loo yëg amaana sax nga jooy te yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne fu ñuy jànge alquran nga jooy wàññiwul dara waaw waxuñu nag ngay jooy joolu ngir ngistale ko déedéet nga yëg ni alquran ñu ngi koy jàng waxi yàlla la macha allah marqué na la ba nga di jooy ndax li nga yëg loolu la ñu wax kon ñu ngi barkeeloo aayaat yooyu di ñaan yàlla mu def ko ay xéewal. Appeler les élèves de la classe de 6e, de la classe de CM2, pour qu'ils viennent chanter l'hymne national. Les élèves de la classe de CM2. Merci. Arrive. Nous voudrions juste vous faire savoir que le groupe scolaire Cœur Badiane May a vu le jour en 2002 à Khaira, Cuba, avec... Chers enseignants, nous voulons réciter l'hymne de l'école toute la Katiman liduri wal busataman azan wa ta'lul dilaya muta'allimu nabal salari aksawan sokinah ka'am
bul jaay sa ëllëg jënde tey ji jëm si yow dara réccu képp ku jaay sa lee jënde gandam jërëjëf Sëriñ Tuuba kon xasida bi xale yi doon way xasida la boo xam ni école bi da koo fonk lool ndax sëriñ bi da cee résumé yoon wi nga xam ni képp kuy sàkku xam-xam boo ca jaaree la nga bëgg da nga ko am ndax boo xoolee bay du njëkk rek kun kaatiman li durri wal buusa tanal qasdan wa taalul jiila yaa mutaallimu nee na sa objectif da nga ko am ci xam-xam waaye da nga raw sag maas su fekkee ne li ci biir yaa ngi koy jëfe moo tax toujours dañ koy fàttali xale yi ñu di ko jàng ki nga xam ne nag moo ko wolofal di Serigne Moussa Diop Ndar moo ko wolofal kon loolu mooy symbole école bi ci loolu yi la di góorgóorlu jërë ngeen jëf. aywa tàcc leen ko bu baax. Ouais. Des applaudissements pour Serigne Mbacké Baye. aywa Merci Serigne Mbacké Baye, merci aux élèves de la 6e. Alors, en attendant, nous demandons aux élèves de 4e qui doivent faire le sketch sur le professeur Lamine Gueye de se préparer. Et nous appelons sur scène M. Mboup pour le discours du corps enseignant. D'académie de Diourbel, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Mbacké, Monsieur le préfet de Mbacké, Monsieur le maire de Touba, Monsieur le sous-préfet de Ndam, Madame la directrice du groupe scolaire privé Kër Badiane Maï, Messieurs et Mesdames, les enseignants et enseignantes, chers parents d'élèves, chers invités, chers élèves. C'est pour nous un grand plaisir que de nous adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de cette cérémonie officielle qui marque la clôture de la semaine culturelle de notre établissement. Je voudrais à cette occasion exprimer mes remerciements à cette patriote, je veux nommer Sokhna Mame Anta Mbacké. Il faut le rappeler, est petite fille de notre guide spirituel, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, pour la confiance placée à travers ma modeste personne, tout le personnel de Kër Badiane Maï. En effet, Sokhna Mame Anta Mbacké mérite d'être citée en exemple, d'autant plus qu'elle est totalement en phase avec le projet de son illustre grand-père pour sa ville sainte, instruire et éduquer les enfants. Dans cette noble mission, elle se voit accompagnée par un éminent pédagogue, M. Gaston Sangaré, qu'on ne présente plus, par un administrateur de qualité, en l'occurrence M. le censeur du lycée de Mbacké 2, M. Cheikh Doucouré, un personnel enseignant et administratif rompu à la tâche. Et c'est grâce à cette équipe dynamique et compétente que le groupe scolaire continue de faire de très bons résultats. Par ailleurs, notre initiative de mettre en place le club d'art et de littérature
répond à un besoin de formation de nos élèves et d'animation de notre établissement. Donc, en tant que professeur d'éducation artistique plastique, je lance un vibrant appel à mes collègues, aussi bien au niveau de l'élémentaire qui constitue le pilier de l'éducation et ceux du collège de continuer de participer aux activités extramuros et socio-culturelles, car c'est en réalité ce qui fait vivre un établissement scolaire. Je tiens à remercier du fond du cœur deux collègues, deux professeurs d'histoire et de géographie et de lettres, à savoir M. Biaye et M. Ley du lycée de Mbacké 2, et nos chers élèves qui nous ont beaucoup soutenus dans cette tâche si noble et si passionnante. Nous ne serons terminés sans remercier M. Lamine Kane, parent d'élèves qui a mis gratuitement à notre disposition un grand lot de t-shirts pour le club d'art et de littérature. Dans cette veine, nous remercions tous ceux qui ont répondu à notre appel et nous souhaitons que cette fête soit belle et riche. Je vous remercie. Merci. Alors, nous appelons les élèves qui doivent faire le sketch sur les fuites au bac. Les élèves qui doivent faire le sketch sur les fuites au bac. Mame Diarra Bousso et compagnie. ODK, ici à Touba. Donc voilà un peu l'historique du groupe scolaire Keur Badiane May. Nous appelons sur scène les élèves de 4e qui doivent faire une prestation sur les fuites au bac. Mame Diarra Bousso, Ami Touré, vous êtes attendus sur scène. Donc s'ils ne sont pas prêts, nous allons peut-être appeler Antambay avec ses élèves de CP. maa ngi tudd Mame Awa Bousso Mbacké jàngee classe CPB ma bëggoon leen a laaj tombi Serigne Touba lan la Serigne Touba wax ci ñun. Serigne Touba nee na wàccoon na ma ak yéen wax naa ngeen dégg ma jëf ngeen gis ma bind bàyyi. lan la Serigne Touba wax ci jàmbaar dëgg. Serigne Touba nee na jàmbaar dëgg du xuloo du xeex day muñ ba am li mu bëgg. lan la Serigne Touba wax ci teggin. Serigne Touba nee na teggin saa su jógee gudd fan ne ko doo ma fi bàyyi àjjana ne ko man leeru leen teral leen safaan ba saa su jógee gàtt fan ne ko doo ma fi bàyyi àjjana ne ko man leeru teral leen. lan la Serigne Touba wax ci ku bëgg a wéy. Serigne Touba nee na ku bëgg a wéy yóbbaale la nga yor soo àggee teg fa la nga bët dalay folli nopp fal bët. maaleykum. maaleykum salaam. maa ngi. maa def. ay yow nam naa la. maa la raw maa ngi. maa yow doo ñëw sax. waaw bul wax loolu yow tamit. man fii doon maa ñëw. déedéet bul wax loolu dinaa ñëw seet si la xam nga rek jot. waaye nag démb kontaan naa. ay maa mi lu la kontaan. ay yow démb ma chef moo ni. waaye lu de wax nag démb maa kontaan. waxal si kaw. waaye nag xoolal du ko lu bari. YouTube daa nekkoon. YouTube vidéo seetaan naa. vidéo yi xanaa. ah démb ma seetaan bari. neexoon na. maa kontaan sax. gën a kontaan. salaamaaleykum. waaleykum salaam. yaa naa def. waaye am looy def fii te war a jàng say leçon préparer sa examen bi. xool nag ma dimbalee par dégg nga mag xoolal dama koy am laa wax ak ni d'office laa la wax xool te du ma bouger mettre laa wax nag ma dimbale nag dégg nga. xam nga ne loolu mënut a nekk am bac te doo jàng nga toppoon na sa xarit bu bon bii nga xam ne intérêt dong nga la toppee. yow mii yaa bu bon laa wax. xalaat wuyu ma may ma xamoon naa ci ma tudd yow tax nga bañ ma mun a waxal sa xol bi dugal ma ci yow yaa ma bañ yow léegi mu doon kër gay ba nga de waaye la métti ma la ko ànd ak sama doomu lay ji ba ma jox ci xaalis sa xol bi comme yow looloo la métti. man moom oo woon may wax ak yow yàlla yow laay waxal examen yi daal quelques jours la
nga war a jàng say leçon topp ci di wax ay réseaux sociaux waxi vidéo waaye baax na li ci kanam raw li bët. am ñu dimbali de bag moom léegi kenn jàngatu ko dañ koy lijjanti. seytaane rek kii boobu foofu sa dugub jàng. moo ma jaaxal. xool maa ñoo dem sax. waay kii moom. sama xol bi dafa soof. waaye kii wax na dëgg sax ak yaa ngi ñëw xaaral ko woon. allo. allo waaw. maami. kookan la. man la Yaaram. Yaaram man. Rakk Zeyna. Rakk Zeyna na nga def. maa ngi fi. bàyyi nga ci jàmm bu baax. sant yàlla. lan moo waraloon sa woote. xam nga rek ak yaa ngi ñëw damaa bëggoon nga jaay ma fii ci. loolu rek nga bëggoon. kese. 500000 dañ koy jaayee. naa la ko yokkal ba 600000 waaw. kon baax na fu ma daan dajee sama kii rek. waaw baax na. allo. allo waaw Yaaram. maami loolu ni la maa ngi nii école dañuy jël fii résultat yi. Approchez. Bonjour. On va vous présenter les résultats du baccalauréat 2018 Centre Kër Badiane May, jury 202, section normale. À l'issue de l'épreuve du premier tour, les élèves dont les noms suivent sont déroulés admis par ordre de mérite. Par ordre de mérite. Numéro 345, admise. Mame Diarra Bousso, admise. Khadijatou Seck, numéro 14, admise. Koumba Diakhaté, numéro 2, admise. Omar Touré, numéro 4, admise. Les élèves dont les noms suivent après les heures sont admis au deuxième tour par ordre de mérite. Khoudia Diop, admise. Serigne Saliou Mbacké Ndiaye, numéro 14, admis. Mame Faty Dieng, numéro 13, admise. Mame Sokhna Aminata Mbacké, numéro 203, admise. Et fin de liste. Oui, madame, xanaa da ngaa jum xoolaata. Comment le nom? Comment le nom? Yaaram Faye. Yaaram. Non, il n'y a pas de Yaaram Faye ici. Madame, pourquoi ça? Je suis vraiment désolée, mais il n'y a pas de Yaaram Faye. Madame, nu ma bëgg dama koy am si madame, voilà que sama Fiche-moi la paix, il n'y a pas de Yaaram Faye. Fiche-moi la paix, il n'y a pas de Yaaram Faye ici. Mami, oh my God. lii man boo amul ba lu ci sama yoon. Ay mami, man ko kii yaa ma ko jaay de mami. Dimbali ma nga najal sama kanam mel ni ku yàlla yónni ci man. Man boo amul ba sama yoon néew. Gis nga jamono ji ku jàngul sa bopp ku jàngul sa bopp boo bëggee réussir da ngay roy ci ñu baax ni ku ci mel ni professeur Lamine Gueye ndax professeur Lamine Gueye kat ay diplôme kat ci ko de daf koo liggéey ba am ko kon nag boo bëggee réussir da ngay roy ci ñu baax ñoom
aywa ay maam ay yaaram kon fii ngay mujjee waxoon naa la ko ba may ñëw sa kër di la conseil dina ngay jàng leçon faale wu ma nga ànd ak sa xarit bi bon bii waaye nag sa rët bi di nga xam ne yow rek yaa koy jooy tey. yéen sama mbokk rak yi maa ngi leen di wax ngeen jàng tere seen ndey yi tere seen baay ndaxte kat sonn nañ loolu si yéen jàng leen ngir réussir te bu leen def mukk seen xel tricher ndaxte kat la réussite est au bout de l'effort. Magnifique. Monsieur B, magnifique. Monsieur le professeur Lamine Gueye, recteur de l'Université de Bombay, parrain de cette cérémonie. Monsieur Cheikh Mbacké Niang, inspecteur, représentant de Monsieur l'inspecteur d'académie de Diourbel. Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Mbacké. Monsieur Serigne Seck, PDG de 3S. Monsieur les maires, Madame la directrice du groupe scolaire Keur Badiane May. Mesdames et messieurs, les chefs d'établissement et directeurs d'école. Chères autorités religieuses et coutumières. Madame la présidente de l'APE de l'école Keur Badiane May. Chers enseignants et membres de l'administration scolaire, chers parents d'élèves, chers camarades d'école, honorables invités en vos rangs et qualités. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes aujourd'hui réunis pour la cérémonie officielle des journées culturelles de notre école. Ces journées qui ont commencé le vendredi 29 juin ont été riches en activités. Cette cérémonie en marque la clôture et est aussi l'occasion de célébrer nos meilleurs élèves. Par ma voix, les élèves du groupe scolaire Keur Badiane May félicitent nos meilleurs élèves et encouragent les autres. Permettez-moi de remercier mes camarades de m'avoir choisi comme président du gouvernement scolaire. Au nom de tous mes camarades, nous tenons à remercier le professeur Lamine Gueye et toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de l'événement, particulièrement les professeurs qui nous ont apporté tout leur soutien. Mention spéciale à M. Lamine Kane, parent d'élèves, qui nous a remis gratuitement un grand lot de t-shirts pour notre club d'art. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer sans remercier une fois de plus le recteur de l'université Alioune Diop de Bombay, le professeur Lamine Gueye, parrain de l'événement, pour avoir honoré de sa présence cette cérémonie. Nous remercions également la directrice pour son dévouement, car elle ne nous considère pas comme des élèves, mais plutôt comme ses propres enfants. Que la fête soit belle. Ahlan wa sahlan. yaakaar naa doon la kii monsieur Biaye kii muy yaakaar naa xale bi mu jàng macha allah leer na dégg nañu ko madame Mbacké Mariama Ndiaye Jodaf mi ngi toog maa ngi koy nuyu waaw madame ñu ngi koy ziar alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man ursila rahmatan lil alamin sayyidina wa maulana muhammadin al amin وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته إلى يوم الدين أما بعد أيها الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تتشرف الحكومة المدرسية باسم جميع التلاميذ والتلميذات الذين تحت سقف هذه المدرسة نتشرف باللقاء معكم في حفلتنا هذه بمناسبة نهاية السنة الدراسية 2017-2018 ونقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نحن أبناء المجمع المدرسي تزود الصغار كر باديان ماي وبناته بين أيديكم يا آباءنا وأمهاتنا يا مشايخنا وضيوفنا الكرام معلمينا والمعلمات. نحن التلاميذ جميعا من روضة الأطفال والمرحلة الابتدائية مارا بقسم المجالس إلى المرحلة الإعدادية. نوجه غاية الشكر والتقدير إلى هيئة تدريس الفرقة البيداغوجية التي تسهر دائما ليلا ونهارا في تعليمنا العلم النافع وتربيتنا تربية حسنة.
تهدينا إلى الهدى وسواء السبيل. وشعارنا قول شيخنا الخديم رضي الله عنه في كتابه تزود الصغار اسم مدرستنا هذه: يا أيها الصبيان لا تشتغلوا عن الهدى وبالعلوم اشتغلوا. نمشي بخطوتين: الخطوة الأولى الاشتغال بالهدى، والخطوة الثانية الاشتغال بالعلم. فالهدى يغذي ويحيي الروح، والعلم ينور العقل. آباءنا أولياء التلاميذ، آباءنا أمهاتنا، غاية الشكر والتقدير إليكم لما قدمتم من نفس ونفيس في تعليمنا وتربيتنا، وندعو الله أن نكون غدا قرة أعين لكم في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. mi ngi tam cycle préscolaire la ba secondaire di teeru ñi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp di leen wax ahlan wa sahlan ci fii ci suñu école bi Kër Badiane May. di wax ni it mi ngi sant ñoom ñi ngi sant seeni parents d'élèves yi nga xam ni ñoom ñoo leen indi fii ci école bi, ñoom ñi nga xam ñi ngi veillé guddeeg bëccëg ngir ñu jàngal leen école bi, jàngal leen xam-xam boo xam ne dana leen jariñ, waaye it yar leen yar boo xam ne yar bu rafet la boo xam ni danañ ci tegu ci yoon ëllëg. mu ne nag ñoom école bii di Kër Badiane May nga xam ne dañ ko tudde Tazawudu Sixaar di téere boo xam ne Serigne Touba moo ko taalif. fa ko Serigne Touba tàmbalee di dénk ndaw ñi wax joojee nee na mooy seen symbole, mooy seen shi'ar, noonu la ñuy doxee. Serigne Touba da caa wax ne yaa ayyuha sibyaanu la tastaxilu an il huda bil ulumi istaxilu. dafa wax ne yéen ndaw ñi bu leen yittewoo lenn lu dul njub, waaye bu leen yittewoo lenn lu dul xam-xam. mu ne nag Murtala ne kon ñoom ci ñaari jéego rek la ñuy doxe. jéego bu njëkk bi mooy xeeñtu ak njub, ndax njub mooy dundal ruuxu doomu aadama te mooy defar xolu doomu aadama. nee na jéegoom ñaareel bi, deuxième pas bi mooy ñoom xam-xam rek la ñuy yittewoo, ndax xam-xam mooy leeral xelum doomu aadama. kon mu mel ne nit ki ab xolam bu ca njub nekkee am xelam leer, mel na ni kooku mooy nit koo xam ne nit ku mat la, koo xam ne day jariñu àddina ak àllaaxira. li ma ciy dolli rek ñaar yooyu Serigne Mourtala wax, Serigne Touba bi muy jóg di jihaad ak noon yi, ñaar yooyu la wax ne ci ñaar yooyu lay jihaad: inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa abdan shakuran wal muhaymin shahidu. sama jóg ak sama jihaar ak sama xeex ñaar dong la, mooy xam-xam ak njub ak ragal yàlla. kon xam-xam boobu mu wax ak ragal yàlla ak njub bi nga xam ne ci xolu doomu aadama lay dem. mu ne kon ci ñoom élèves yi ci loolu rek la ñuy dox. kon loolu ñoo ngi leen ci gën a soññ bu baax a baax ngir gën cee góorgóorlu te suñ boroom dëgëral ci seenu tànk, te yaakaar ji nga xam ni moom la parents yi am ci yéen ba indi leen fii, suñ boroom defal leen ci lu kawe seen njort. jërë ngeen jëf. kon école bi gis ngeen ko, arabe bi xale yi dañ ciy góorgóorlu, mi ngi dox, français bi noonu, anglais bi noonu. te it fàttewuñ seen bopp ci liñ doon, ndax gis ngeen journée culturelle bi def démb Serigne Bay Jaxate di wolof yu saf-saf. kon jërë ngeen jëf ba ci kanam. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñun ñii ñooy élève 4e bu Kër Badiane May. li ñu leen di bëgg a jàngal nag benn bataaxal la boo xam ne Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké moo ko bindoon benn soxna suñ naan soxna Penda Diop di taalibeem te di soxna ci baayam bu ndaw. ndax soxna Penda Diop moo ñëwoon ci Serigne Touba ne ko dama bëgg nga dénk ma. dénkaane bi nag am na solo lool ba tax na bépp jigéen mën na cee jariñu, rawatina ak jigéeni jullit. bismillah. Mam Jaabu So
xam ni fu muy bàyyi ko ci mbooloo bi ngeen baal ñu rek ñu am ak déglu ngeen baal ñu rek xale yi yéen a woote nag comme yéen a woote te macha allah nit ñi wuy si nañ leen te yéen rek la ñuy déglu kon bu leen def tur yi may leen kat ngeen ñu àggale aywa bismillah. alayki bis-sabri wa taqwa rabbiki fi sirri wal jahri fayaghfira laki soxna Penda Dumi ala tawbati bijtihaadi wala tamili li siwa rashadi soxna Penda Dumi ala al-khumuli wat tasatturi wal taxfili sawtaki dahran tushkari soxna Penda la tanzuri ma dumti hayyatan ila غير الذي تحليله قد انجلى soxna Penda واجتنب الغيبة والتكبر وأثبت السكوت والتسبر soxna Penda واجتنب الكذب والرياء والعجب والسمعة والبغضاء واثبت الصدق مع الإخلاص والنصح تزفري بالاختصاص ولا ترومي طاعة الله بلا طاعة زوجك التقي ذي العلا ولتعلمي أن جهاد النسوة في طاعة الأزواج دون مرية soxna Penda فحيثما زوج رضي عن زوجته رضي عنها ربها بنعمته أما إذا لم يرضى عنها أبدا فليس يرضى الله عنها سرمدا أي soxna Penda ولتعلمي بأن كل ما صدر لغير وجه ذي الجلال فهدر bataaxal bu am solo bii nag ñu wax ci kàllaamay wolof ci kàllaamay arab moom lañ leen bëgg a firil ci kàllaamay wolof man Serigne Touba mi jaam bu xeebu tey sakkoo am ngërëmal yàlla akub yonentam te di yaakaar ci ñoom ñu nangul ko ay jëfam maa ngi dénk lii soxna Penda Diop di sama taalibe tey soxna ci sama baay tëx yàlla ñu yàlla jéggal te jéggal ko te booleel ñu faral bépp bàkkaar ak matadi maa ngi lay digal yow soxna si nga góorgóorlu ci muñ ak ragal yàlla sa boroom ci lu nëbbu ak lu feeñ soo ko defee de yàlla dina la jéggal ëllëg na nga sax ci tuubal yàlla saa su nekk ak farlu ci def lu baax kon bul jéng mukk jëm ci leneen du dul ak njub na nga sax ci nangoo weet ngir jaamu sa boroom looy def dee ko def ci sutura te del suufel sa kàddu saa yooy wax soo ko defee de yàlla dina la gërëm yow soxna Penda li la dese ci sa giirug dund bul joggati mukk jëm ci loo xam ne leeru la ne dagan na ci lislaam del moytu bu baax jëw ak rëy del sàkkoo noppi ak muñ del maytu bu baax wax lu amul ak ngistal wala bëgg a siiw na nga maytu naw sa jëf wala di bañanteeg sa moroomi mindeef yi na nga sax ci dëggu ak sellal del fàllu ci laabiir ak a dimbali jaam ñi soo ko defee de suñu boroom dana la defal ay may ak i jéggal bul xalaat mukk topp sa boroom ci lu àndul ak topp sa ndigalu boroom kër bu ragal yàlla boobu ndax xamal ne kat jihaadu soxna ci yoonu yàlla mooy mu fàllu ci topp ndigalu boroom këram looloo waral saa yu boroom kër gërëmee soxnaam suñu boroom dana gërëm soxna soosu te dana ko defal ay xéewal waaye bu fekkee boroom kër gërëmul soxnaam soxna soosu na xam ne suñu boroom du ko mës a gërëm maa ngi lay xamal ne lépp lu nit mën a def te jëmmi yàlla rekk taxul jëfam jooju sànku na te perte na ko te na la wóor ne kenn du mucc ëllëg ci mbugalum suñu boroom li fekk bàyyiwul ñeenti mbir yi te mooy wax lu dul dëgg
rëy nay ci sa alal ñaaw njort ci sa moroom ak ci sa boroom kon yal nañu yàlla defal ak dégg ak topp kon yal nañu yàlla defal ak dégg ak topp kon yal nañu yàlla defal ak dégg ak topp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. koo jëloon premier semestre moo nekkoon première classe bi. macha allah. Distinguished guests, dear Professor Lamine Gueye, dear parents, dear headmaster, dear teachers, ladies and gentlemen, good morning. It's a great pleasure and an honor to welcome all of you today and assure with you this important ceremony. First of all, let me introduce myself. My name is Hadikere, and I am 15 years old student in Kër Badiane May Private School. Access to high-quality education is a major concern for our people. It is probably what motivates our parents to send us to this school. Thinking that Kër Badiane May is a good school. It is not a good one, but an excellent school. Even better, it's family. Yes, indeed. Every time we leave our school, we are eager and impatient to come back the following morning because the environment in which we are studying is just the perfect setting for success and knowledge. We owe this wonderful job to our dynamic headmaster, Sohna Mam Anta Mbacké, Madam Seck. Your dedication, education, and skill and knowledge make our school shine in excellent and good results. Your influence on us is as powerful as we all would like to follow on your example. So on behalf of our students, receive our deepest thanks and in the last respect. Dear teachers, Mr. Dukure in the front line, you teach us with passion and expertise. For your teaching, we know how to make a step from ignorance to knowledge. You did it at ease and laughter, in a balance between education and play, learning and leisure, obedience and freedom. Sohna Aminata Mbacké and Mam Diarra Bousso are shining examples of this way of thinking, of teaching as they are, respectively Miss Science and Miss Mathematics. Dear schoolmates, we all have great and responsible parents. They invest in us and make a lot of sacrifices. So it's our turn to make them proud by working hard at school. I wouldn't finish my speech without giving special thanks to our teachers. Teachers Gay, Bajan, Lay, B.I. and Mr. Mood. They helped me a lot and encouraged me to make this speech. Thank you for your attention. Yes. Thank you, Mr. B.I. na ngeen def. ñoo ngi fi. ana gone yi. gone yi ñoo ngi fi. waa ñu ngi ci jàmm bu baax a baax rek. waa ñoo ngi ci jàmm bu baax. alhamdulilah yaa ngi tànn ceeb. waa maa ngi ci ceeb bi de. waaw. liggéey nga ba ñëw. waaw liggéey naa tey. naaj bi tàng na de. waaw naaj bi kay tàng na trop trop trop. loolu xam may la ndox. waaw. bisimilah. waaw. tey moom daa xaw a tàng moom. tey kay dafa tàng. ah man de soxna Maram. waaw. tey jii de li ma bëggoon ñu waxtaan ci muy suñ doom jii di Lamine Gueye. waaw. laa bëgg ñu yóbbu ko ci école franco mouride mu dem foofu noonu jàng fa nasaraan nga xamante ne bu demee ba ëllëg ci biir mboolem ñi nga xamante ko ni dina leen tudd ñuy jëmee réew mi ci kanam moom mu bokk ci te dina bokk ci ñi nga xamante ko ni ñoom ñooy jiital réew mi ci bu boobaa. ah nijaay loolu de dama la ciy sant bu baax ndaxte kër gi moom baat bi yow yaa ko yor kon nag loo wax rek dañuy gaar topp sa ginnaaw wax dëgg yàlla xalaat bu rafet la te
yaakaar bi nga am ci Lamine yàlla na ko suñu borom eggaleen jërëjëf. waaw amiin waay. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi siyaare soxna si. na ngeen def. waaw bisimilah toog leen. waaye yéen a ngi am jàmm rek. ñu ci jàmm bu baax. da ngeen def ak coono yi. ñu ngi ci lan moo doonoon say tànk. ah man de samay tànk leen la woon muy sama doom jii di Lamine Gueye. waaw laa bëgg noonu indi dugal ko fii nii ci école franco mouride mu jàng fi. waaw loolu de lu baax la fii de mooy école franco mouride ma suran boo ko inscrire rek bu subaa incha allah na mën a jàng si. waaw moom kay jug naa moom jamono ji jëf sama lépp moom pour moom mu jàng moom. waaw danga may jox ay information ci moom rek ma inscrire ko. yaayam nu mu tudd. yaayam ma ngi tudd Soxna Maram Gueye. moom nu mu tudd. moom Lamine Gueye. papaam na. moom man maay bàyyam. waaw yow laa wax man nga tudd. man maa ngi tudd Amadou Lamine Gueye. waaw moom ban année la judd. moom xam naa du moom day année bi mu judd du sore at ma Sénégal di bëgg a di waajal moom boppam. kon ay 1958 59 yooyu. ah xëy na yor naa li koy justifié de. waaw xaaral ma seet ba xam. waaye da ngaa seet kii ba xam. waaw je regarde Lamine Gueye est né en 1959. ah mu ngoog man de li ne ci feuille bi rek laa mën a kii de. waaw baax na kon bu subaa incha allah rek na mën a jàng si. waaw baax na waaw bu subaa. waaw jërëjëf. Bonjour les élèves. Debout. Assis. waaw tey la seen premier jour école dama leen jàngal alphabet xam ngeen luy loolu. alphabet mën naa leen a wax ne langue yi ngeen mën ci dégg ci àdduna bi yëpp français anglais espagnol ak arabe ak yëpp ci alphabet la débuté te alphabet bi ma leen jàngal su ngeen ko maîtriser bu baax di ngeen ci mën a am ay mots yu baree bari te ngeen mën ci liggéey seen àdduna na leen jariñ kon wax leen A B C D A B C D A B C D gis ngeen ñeenti moo baat yooyu mooy 4 lettres alphabet yu njëkk ngeen ci mën a def lu baat te xam ngeen Senghor déedéet suñ jiitu réew mi xamu leen ko ankay Senghor de mën naa leen a wax ba muy jàng ba muy def CI sax alphabet la commencé woon kon gis ngeen lu bari mën ngeen ko cee def mën ngeen a dem ba passé Senghor gis ngeen li ma leen wax léegi dama leen di poser ay question li ma leen di poser question mooy laaj dama leen di wax bu ngeen màggee lan ngeen bëgg a doon Omar Gueye yow boo màggee loo bëgg a doon. màggee maître laa bëgg a doon. maître mbaa di nga jàngal sama doom rek Mame Bousso Mbacké. man su ma màggee ministère laa bëgg a doon. ministère loolu de lu baax la. man bu ma màggee avocat laa bëgg a doon. fan moon jóg. sage-femme la bu ma màggee sage-femme la bëgg. yow nag Lamine Gueye boo màggee lan nga bëgg a doon. man su ma màggee docteur laa bëgg doon. docteur loolu de ambition bu baax la kon yàlla nga doon docteur ci barke Sëñ Touba. amiin. kon seen premier jour école jeex na mën ngeen a ñibbi seen kër. salaamaaleykum. waaw Lamine waay. waaw. tey alphabet lañ jàng. alphabet. ay lan mooy loolu. waa école bi lay jàng. abe ah suñu madame de nee na Senghor duñ jiitu réew bi lu mu am alphabet la ko jël. ah kon daal seen maître li mu bëgg a wax foofu daal mooy alphabet boo li nga wax boo fi jaaree ëllëg di nga bokk ci ñiy jiite réew mi. waaw kon nag li ma lay wax mooy Lamine nga góorgóorlu bu baax ndax kat sa papa mi am na ci yow yaakaar de góorgóorlul nga jàng bu baax jërëjëf. 20 ans plus tard. 20 ans plus tard.
Le jury, après concertation, déclare Dr Lamine Gueye reçu au grade de docteur, avec mention très très honorable et avec félicitations du jury. Maintenant, chers invités et chers parents de Lamine, nous allons recueillir le serment du docteur Lamine Gueye. Monsieur Lamine, vous avez la parole. Allez-y. Moi, Lamine Gueye, je jure par Apollon, médecin, par Asclépios, par Hygie et Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses, les prenant à témoin que je remplis et suivant mes forces et ma capacité, le serment et l'engagement suivants. Je mettrai mon maître de médecine au même rang que les auteurs de mes jours. Je partagerai avec lui mon savoir et, le cas échéant, je pourvoirai à ses besoins. Je tiendrai ses enfants pour des frères et s'ils désirent apprendre la médecine, je la leur enseignerai sans salaire ni engagement. Je ferai part de mes préceptes, des leçons orales et du reste de l'enseignement à mes fils, à ceux de mon maître et aux disciples liés par engagement et un serment suivant la loi médicale, mais à nul autre. Je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et mon jugement. Et je m'abstiendrai de tout mal et de toute injustice. Je ne remettrai à personne du poison si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion. Semblablement, je ne remettrai à aucune femme une PCR abortive. Je passerai ma vie et j'exercerai mon art dans l'innocence et la pureté. Merci. Après sa thèse, ce petit Lamine que vous voyez est parti à Marseille pour étudier la neuroscience. Ensuite, il a travaillé à l'hôpital Fann de Dakar. Il a enseigné la médecine aux étudiants de Dakar. Il a ouvert l'UFR de Saint-Louis. Monsieur Lamine Gueye, c'est un professeur très aimé par les étudiants. Maintenant, il est le recteur de l'université de Bambey. Et aujourd'hui, il est là parmi nous pour honorer cette cérémonie. Malgré son agenda très chargé, malgré qu'il soit convoité par le monde entier, il a accepté d'être le parrain de notre cérémonie. Ce digne fils du Baol est fervent talibé de Serigne Touba. Monsieur Lamine Gueye, vous êtes notre idole. Monsieur Lamine Gueye, vous êtes notre référence, nous les élèves de l'école Kër Badiane May. lii mooy surprise dañu di jënd ba xam ni moom taalibe Serigne Touba la Serigne Mountakha la yaakaar ñu defal ko surprise si photo Serigne Mountakha Mbacké Bassirou l'actuel khalife général des Mourides takku leen soxna Ndeye Mbacké indi bu ndaw bi ñaar la bu ndaw bi lu ci nekk way yu sëñ Mbacké Mbaye wayoon Serigne Mountakha Bassir moo ci nekk sëñ Mountakha Bassir moo ci nekk ñu jox sëñ Mbacké Mbaye mu jàllale ci macha allah waaw Cheikh Mouhamadoul Mountakha yaakaar naa ni ku ñëpp xam la ci taxaw bi nga xam ne taxaw nu ko diina ji cadeau bii dañ koo jox docteur monsieur Lamine Gueye xasida la boo xam ne dañ koo tënkee ci aw turam a Cheikh Mouhamadoul Mountakha araf gu nekk ñu jël def ci ba aw bayit dama ci jàng quelques bayit rek ñu xam lenn ci ay jikkoom ak i melokaanam bokk na ca ci bayit yooyu wax nañ ko cheikha shariati ya nuura li iradati ya gaysal bariyati qad laaxat maalika yow mi nga xam ni yaay sëriñu sharia yow mi nga xam ni yaay leeruk murit yaay leeruk irada
sa kaw sa kawe yaakaar naa ni kenn ku ne teg na ci bët ñu ne ko cheikh al haqiqati yaa man la nadira lahu fi himmatin wa sanal yaqini haadika yow ni nga nekk sëriñub sharia noonu nga nekk sëriñub haqiqa yow yaay ki nga xam ne amoo moroom ci pësteef ak himma ndax sëriñ Muntaxa yaakaar naa képp ku ko gis maanaam boo ko gisee rek sa pësteef day yokk yow mi nga xam ni leerug yaqiin moo lay gindi ca suñ borom bokk na ca yabnal bashiri wa yaa faxra tariqati yaa sibtal xadimi sabaxta man yubarika yow mi nga xam ni yaay doomu Cheikh Mouhamadul Bachir yow mi nga xam ni yaay ndamul yaay tiitaru tarixa murit yow mi nga xam ni yaa raw nga képp koo xam ni mi ngi njëkkanteeg yow xasida gi bari na ñu ne ko nag antal xalifatu lil xadimi ahmadina taxmi ximaahu wa rabbul arshi xaamika muhammad al muntaqa fa anta qutbu raha arday fa muhammad al muntaqa fa anta qutbu raha wa qulxuka al ahmadi aya mujaarika yaa cheikh mamadul muntaqa yow yaay qutbu raha yaakaar naa ni qutbu raha mooy kilifa ñëpp waaw waaye nag sa jikko ku bëgg a xam sa jikko na dellu ci alquran rek mooy sa jikko yow lottal nga képp koo xam ni mi ngi njëkkanteeg yow mujj ga di ñaan ñu ne ko yaa muntaqa kammil mashrua man sabaqu fi xidmati diini wal mawla wallika abqaaka rabbi qarira al ayni munbasitan ilman wa jisman bila daa'in yuaanika abqaaka rabbi buurikta fi l ahli wal atbaaci qaatibatan tamim nawaayaaka zidna min ayaadika kafaaka rabbuka charra alxalqi ajmacihim insan wa jinnan wa man yacdu yucaadika kun fi kilaati rabbi muncaman abadan bil amni mac sixatin dawman tuaafika loolu mooy ñaan gi ko xam ne moom lañ ko mujj a ñaan suñu borom guddal fanam te àggale yéeneen yi war a liggéeyal Serigne Touba Xaadim Rasul di ñaan suñu borom defal ci tawfeex jërë ngeen jëf. way yi bi mu ko joxee sëñ Muntaxa jox na ko ci garaam bu rafet moom sëñ Mbàkke Mbay mii nga xam ne moo def way yi sëñ Muntaxa Bachir jëlal leen